daje bi tey boo gisee li ko waral mooy fi ñu nekk nii parce que ñu taxawal benn association pour pour développer suñu dëkk muy Sambay Karang léegi nag tey li nga xamante ni moom la ñu mébét mooy li nga xamante ni si lañ nekk nii muy tabax miiru cimetière yi ak morgue bi nga xamante ni aussi moom lañ bëgg a def. parce que vraiment tey moom mën nañ ne bokk na journée tey bi moom bokk na ci journée yi nga xamante ni vraiment dund nañ ci tey loo xamante ni fii si biir dëkk bi yaakaaruñu ko woon sax quoi parce que si biir waxtaan rek tey boo ko dégloo am na ay secret yu bari yoo xamante ni tey ñun jot nañ ci tax na tey li nga xamante ni ñun nee nañ ci sant yàlla rek lañ ci am sant yàlla bu baax parce que le fait que rek ñu ne ñun tey bokk nañ ci ñi tax lii am loolu la tey bu fi yemoon mën nañ ne mu neex voilà. association bi dafa am historique su ma lay wax historique bi mooy fi mu jógee maanaam constat la ñu def ñun jeune Sambay Karang ñu gis ni Sambay Karang kat lu bëri manqué na fi Sambay Karang presque centenaire la su matul téeméeri at li ko manqué bariwul mais soo xoolee Sambay Karang amul dara kon nag pour pallier à ça moo tax ñu créer association pour le développement de Sambay Karang c'est vrai am nañ ay objectifs ça tourne autour de 10 axes maanaam dañoo xayma feebaru dëkk bi biñ ko xaymaa ba pare ñu ne il faut ñu jóg taxaw pour faj feebar yooyu bi ci njëkk bi ñu njëkkee xalaat mooy fii ñu nekk tey muy armeel yi wax dëgg yàlla dëkk boo xamante ne am na téeméeri at armeel yi amul buntu maanaam fu waay jógee jàll fu rabu àll jógee jàll vraiment loolu aussi du lu rafet ci lañ jóg taxaw ñu ne armeel yi faw ñu jóg defar ko muy doon priorité numéro 1 donc tey ci la ñu nekk def pose première pierre bi yàlla def na vraiment membre yëpp ñu ngi doon cotiser ñu ngi def aussi ay demande d'aide ay demande de fonds ay aide vraiment jot nañ ci moo waral tey bés bi donc loolu moo nekkoon suñu objectif numéro 1 mais du loolu rek am na aussi comme ni ngeen ko remarqué pour dugg Sambay Karang dafa jafe donc yoon yi dafa xat donc bokk na ci suñuy objectif fexe ba Sambay Karang accessible soo xoolee Sambay Karang dafa enclavé wu ñaari accès la am mooy accès bi jógee Fambaye Góor dafa xat lool ñaari sareet sax xajuñu fa donc bokk na ci suñuy projet ñu élargir yoon boobu deuxième axe bi mooy yoon bi jógee Gijoor dugg Sambay Karang xulub bi moo ko traversé donc foofu nit mënu fa jaar daanaka donc bokk na ci suñuy objectif def foofu pont ba mu accessible nit ñi sareet ñi ak mbaam yi beneen bi mooy l'accès à l'électricité de tous les villages maanaam village bi yëpp am courant bi ñëw na donc li des mooy ñu wàcc ko ci kër gi association bi mu ngi dox ci loolu ñu ngi collecter demande yi d'abord jël nañ benn technicien pour mu évaluer installation yi par maison suñ ko xaymaa ñu cotiser loolu nit ñi ou bien association bi débloquer fonds ñu installer kër yi courant bi wàcc ci kër yi su ko defee même su fekkee occupants yi dañuy rembourser ñu rembourser mais loolu aussi ci sunu objectif yi la bokk. donc technicien bi jël nañu contact ak moom il va venir ici dans les villages kër bu nekk mu dugg fa xayma lan la installation bi di jar coût installation bi mu wax ko kër gi suñu dajalee lépp ñu procéder à l'installation kër gu nekk installé suñu installé ñu regrouper demande yi déposer ko mu doon une demande collective demande boobu su demee Sénélec mën nañ def une descente pour vérifier installation yi ndax baax na dans une première fois après ñu ñëw pour installation yi loolu moo gën a gaaw ko ñu def ko ay demandes dispersées donc association mooy occupé wu regrouper demande yëpp donc loolu mooy blocage mais association bi mu ngi ciy dox waaw donc toujours ci objectif ci bokk na l'accès à l'eau potable defe naa ndox mi agsi na ci dëkk bi mais nekkagul ci kër yi te beneen partie dëkk bi aussi muy goxin xam ngeen ne dëkk bi xulub bi moo ko xaaj ñaar donc goxin aussi amuñu accès à l'eau potable ñoom dañuy jóge fële di ñëw fii di root si te yoon bi baaxul donc bokk na ci objectif bi fexe ba ndox mi àgg goxin donc loolu aussi ci objectif yi la beneen objectif mooy créer ay activités socio-économiques fii ci dëkk bi fexe ba jigéen ñi am ci lu ñuy yëngu maanaam jigéen ñi ak mag ñi ndaw ñi sax suñ ci mënee am xayrun mais fexe ba liy jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Dakar ñu am ko fii su boobaa dinañu repeupler dëkk bi comme ni ngeen ko constaté Sambay Karang noor su jotee day wét parce que nit ñi dañuy dem wuti koom Dakar donc koom boobu la ñuy fexe installé fii wut ay projet yoo xamante de développement la indi ko fii su ko defee nit ñi mën a toog sur place mën a veiller ci loolu. beneen bi aussi loolu moo gënoon a tax aussi ñu rencontré maire mooy suuf si ñu tubb ci xulub bi xam nga Sambay Karang xulub bi da koo wër. nawet su jotee pour accès ci day jafe maintenant dafa am ay nit ñoo xamante dañuy indi seen charrette ñëw ci xulub bi di ko gas xulub bi di gën a xóot donc dugg Sambay Karang di gën a jafe
loolu aussi dem nañ ci maire clamé nañ ko maire nee na lépp lu mu ci mën dina ko def su jaree aussi mu def arrêté bind arrêté pour interdire loolu définitivement ñu interdire ko mais loolu aussi bokk na ci li ñu gën a soxal parce que loolu daf ñu sonal ñun nawet pour ñu dugg ci dëkk bi day metti donc activité boobu dénoncé nañ ko ci kanamu maire su jaree aussi mu dem ba préfecture wala sous préfecture wala gouvernance dinañ ko fa dénoncé aussi loolu tamit bokk na ci suñuy objectif beneen bi mooy morgue bi xam nga dëkk bi mu ngi fii am na courant mais amul morgue yàlla ñaanu ko yàlla mais dog-dog soo amee guddi day indi ay lënt-lënt yu bëri quoi moo tax ñu ne il faut ñu créer benn morgue tey effectué nañ première pierre cimetière bi ak morgue bi donc morgue bi incessamment dañ koy tabax aussi beneen partie dëkk bi muy goxin foofu aussi prévoir nañ fa tabax fa morgue defe naa suñu objectif yi ça tourne autour de ces axes donc Sambay Karang dafa di dëkk boo xamante ni c'est un village démuni donc ñun li tax mu ñu jóg mooy fexe ba dëkk bi koom bi soqaliku ensuite am na benn projet mooy lotissement yi am nañ plus de 200 parcelles yoo xamante ne attribué nañ ko ren jeunes yi donc loolu day contribuer à repeupler le village donc le village une fois repeuplé soo amee ay doomu aadama yu bëri defe naa koom gi dina gën a jóg ensuite lépp loo xamante ne dañ koy ñaan rek war nañ ko mën a am donc loolu aussi bokk nañ ci objectif yi ci gàttal loolu mooy suñu objectif fexe ba Sambay Karang daal soqaliku comme yeneen gox yi nekk fii ci Morolan dëkk bi il faut ñu repeupler ko soo xoolee 200 parcelles yi yëpp jënd nañ leen maintenant suñu objectif mooy sensibiliser nit ñi non pas ñu jënd parcelles yi bàyyi ko fi mais ñu tabax il faut ñu tabax ñëw dëkk si donc 200 parcelles yi jeex na keroog rencontré nañu maire defaat ko demande parce que demande bi moo ëpp offre bi mu ne dinañ bind demande su boobaa mairie bi dina ko dugal ci conseil municipal bi ñu xool naka la ñuy attribuer yeneen demande mais actuellement association mu ngi sensibiliser nit ñi au bout de 2 ans fexe ba ñëpp tabax ñi mënul tabax aussi ñu cédé terrain yi ñeneen ñoo xamante ni mën nañ tabax loolu suñu cheval de bataille la. waaw appel bi may lancé aux jeunes de Sambay Karang mooy ni lii suñu yëfu bopp la maanaam ñun ñoo ko moomal suñu bopp dëkk bi suñu dëkk la ñun doomu Sambay Karang suñ ko defarul keneen du jóge fële duñ ko defal donc ñun sens boobu lañu capté moo tax ñu créé association bi donc li ñuy ñaan mooy képp koo xamante ne doomu Sambay Karang nga ak foo mënti nekk nga ñëw dugg ci association bi contribuer au développement de Sambay Karang parce que loolu mooy suñu objectif yàgg-yàgg fii la ñuy mujjee suñu papa yi fii lañ cosaanoo Dakar dëkkuñu fa yàgg-yàgg dañuy ñëwaat kon nañu fexe jàpp ci association bi pour mbir mi mën a dem kanam ñu mën a atteindre suñu objectif bépp projet boo xamante ne aussi mëbët nañ ko ñu mën ko réaliser donc appel boobu laay lancé à tous les jeunes de Sambay Karang